càmbar si diine sur ITV. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin. wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ñu ngi nuyu képp koo xam ni mi ngi topp ITV di topp iRadio rawatina di topp émission bi nga xam ni mooy càmbar ci diine ñu sawar lool di leen ko présenté saa su ne ñuy wut ay thèmes yoo xam ni dina leen intéressé di ko jàngat ci l'islam moo tax ñu ne càmbar ci diine waaye itam di fexe ba di indi ci émission bi di wut ay invité yoo xam ni selon sujet bi ñuy traité dañu nekk ñoo xam ni géeju nañ ci dinañ koy gëstu di ko topp. émission bi nga xam ni moom la ñuy def tey ñu ngi ko tuddee les modèles politico-religieux dans le monde musulman. gis ngeen ko noonu ci affichage bi modèle politico-religieux dans le monde musulman liñ ci jublu mooy ci lenn ci ay réewu jullit modèle politique bi nga xam ni am nañ ko ak li ko lëkkale ak l'islam maanaam nu ñuy doxalee seen réew waaye ci biir doxalinu réew moomu ak nañuy àttee réew ma ban wàccuwaay lañ ci jox l'islam bu ko defee ñu jël ay yenn réew ci réewu l'islam yi ñu jàngat ko ba pare tamit seet Sénégal lan la ñu mën a jàpp ci expérience yooyu bu fekkee ni war nañ ko mën a wàccee fii ci sunu réew mi nga xam ne mooy Sénégal. su ko defee kon di nuyu ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di nuyu ñi nekk ci xarala bi Ramatoulaye Sall Diop ak caméraman yi jeunes yi nga xam ni ñooy topp ci liggéey bi ba ngeen mën ci jot di leen ñaanal tawfiq ñoom ñëpp di sawar lool di jaajëfal di kontaan ci am invité yi nga xam ni ñooy ñëw seq ak man waxtaan bi tàmbali ci docteur Jim Dramé nga xam ni mooy chef département islamologie bu IFAN nekk tamit gëstukat nekk jàngalekat nekk nitu daara daanaka sax téere bi mujjee bind l'enseignement arabo-islamique jël l'exemple du daara de Koki kon docteur Jim Dramé maa ngi lay remercier bu baax encore di la jox kàddu nga nuyoo. bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain. imam Makhtar maa ngi lay nuyu di la ziyaar di nuyu sama wólëre Amir Abdoulaye Lam di nuyu ñi lay ñu seetaan fii góor jigéen mag ndaw waaye tamit di nuyu kilifay kër gi ñoom Mamadou Ibra Kane Alassane Samba Diop Antoine Diouf et autres ndax sama xamal ak ñoom yàgg na di la sant bu baax li ñu yoo tey ñu waxtaan benn tomb boo xam ne ni nga ko waxee amaana moo intéressé ñi ñuy seetaan kon maa ngi gërëm di leen sant incha allah buñ dugg ci débat bi. jërëjëf Jim Dramé di ñaan borom bi defal la tawfiq wér ak tal waaye fa làmmiñ bi yaatal xel bi ak xalaat yi ba li nga bëgg a indi ci émission bi nga mën ko indi ni nga ko bëggee incha allahu taala. ki nekk sama gauche mooy oustaz imam Amir la aussi Abdoulaye Lam ndax moo jiite mbooloo moom ñuy tuddee jamaatu Ibadu Rahman nekk koo xam ni lépp loo ko woo ci wàllu xam-xam wàllu gëstu wàllu woote ci l'islam du ci tayal au moins je pense que bii mooy au moins benn yoon wala ñaari yoon yu ma ko invité fii càmbar ci diine mu nekk tam spécialiste ci droit islamique ku ci géeju lépp lu jëm ci droit islamique waaye tamit nekk koo xam ni lu jëm ci affaire finance islamique ak mbiru zakat daf ci def ay formation formateur la ci comme ni ma leen ko waxee li tamit nekk imam kon yaakaar naa ni li ñu bëgg a waxtaanee dana am lu bari loo xam dinañ ko mën a indil parce que tam ci jàngam jot na ci dem ba Jordanie nga xam ni tam pays arabe musulman la am expérience boo xam dinañ ko mën a indil ni nga xamee ni docteur Jim Dramé tam étude supérieure am na leen lu mu ci defee Égypte moom tam dinañu mën a indil leen ci expérience boobu oustaz Amir Abdoulaye Lam ma bàyyi la nga nuyoo. bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. imam Kanté ñu ngi lay fay nuyoo di la wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu di nuyu le professeur sunu xarit sunu wëllëre ñu bokk di liggéey ci cadre unitaire de l'islam di daje ci terrain bi toujours professeur Jim Dramé bokk dëkk Saloum encore di lu bari boole ñu ñun ñëpp di nuyu
waa ITV commencé ko ci ñi ko jiite Mamadou Ibra ak ñi mu àndal yépp di nuyu seeni technicien ak seeni ñi leen di topp en général waaye ñiy topp émission bi càmbar ci diine en particulier di nuyu Sénégal gépp di leen ñaanal jàmm di ñaanal jàmm àdduna bi yépp tabarakallah jërëjëf jazakallah xeyran oustaz Abdoulaye Lam di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq fànqal ñu Covid 19 bi nga xam ni lëmbale na àdduna bi yëpp. waaye nag di sant yàlla bu baax a baax parce que feebar bi tar bi mu tar ci àdduna bi bu ñu gisee réew mi ni mu fi xawee sedd war nañu sant yàlla bu baax a baax kon dolli sant yàlla waaye tamit di wàccoo mesure barrières yi suñu kéem kartan fagaru rek ci jàngale l'islam la bokk. su ko defee kon seen thème mi ngi noonu modèle politico-religieux dans le monde musulman ñu dem ci xarala bi dellu si waat dugg ci biir waxtaan bi. gaaral bi. tabarakallah kon docteur Djim Dramé. maa ngi nuyu waa IFAN yëpp di nuyu mbokk chercheurs yi ma fa fekk keroog parce que bokk na ci li ma inspiré. thème bi lu nekk am na fu mu jógee. xam-xam sam day jokkalante ak ay inspiration la. donc émission bu nekk am na. luy tax nga sawar koo def ak sujet bi ni nga koy tëralee. keroog dama gis benn conférence boo xam ni yéen a ko woote foofu ci IFAN. boo xam ni da ngeen ci invité benn expert marocain. bu nekk ci benn institut bu nekk Rabat. boo xam ni day gëstu ci wàllu l'islam ci Maroc. gëstu bu yaatu boo xam ni day lëkkale mbiru anthropologie mbiru politique ak mbiru religion foofu ci Maroc. mu ñëw def fa benn waxtaan bu am solo boo xam ne mi ngi tudd l'expérience marocaine en matière religieuse ci tënk. maanaam wane daal Maroc ñoom ban modèle lañ am ci ni ñu lëkkalee seen réew. mbiru politique ci seen constitution ak mbiru diine. mu nekkoon waxtaan bu am solo bi ma ci génnee ci laa ne waaw modèle marocain bi. war nañ ko gën a jàngat ba jéem a seet aussi yeneen pays musulmans yoo xam ne mën nañ jàngat seen modèle ba pare tam wàccee ko ci Sénégal ba xool Sénégal est-ce que am na lu ñu mën a bàyyi xel ci modèle yooyu. ci laa ne kon naa def émission bi su ko defee docteur Djim Dramé. gis nga moom marocain bi le professeur Farid Asri. bu mu ñëwee dafa présenté ci tënk. que ni histoire Maroc ni mu demee histoire politique gu Maroc ak diine. moo tax Maroc ñoom dañu assumer ci seen constitution dès le départ. le Maroc est un état musulman. mu affiché ko nii ci constitution bi. ba pare mu daal ne ñetti ponk yi. ci la Maroc teg fi mu nekk ni seen modèle politico-religieux. ñett yi ma rappelé ko mooy. benn bi que ni Maroc dañ jàpp ne. ci côté droit islamique ñu ngi tënku ci mazhab Malik école malikite foofu la ñuy ballalee seen i àtte ci réew mi en tout cas loolu mooy théorie bi. deuxième point bi mooy que ci wàllu dogme wàllu aqida dañu ne aqida ashaira moom la ñu teg mooy nekk aqida bi nga xam ni mamlaka bi royaume bu Maroc ci la tënku loolu yëpp danañ ñëw gën ko toj pour ñi nga xam ni dañuy dégg terme yooyu mais techniquement duñu xam lan la. ñetteel bi mooy sur le plan soufisme dañu tënku ci ne soufisme boo xam ni bu dëppoo la ak sunna rawatina bu bàyyeekoo ci jàngale Junayd ak tamit loo xam ni dafa bàyyeekoo ci Tijaniya ndax Ahmed Tidiane Chérif xam nañ place bu mu am Maroc ak relation bi am entre Tijaniya depuis Maroc ak Sénégal kon ñetti piliers yooyu moom la wax. léegi ma bëggoon la laaj docteur Djim Dramé yow yaa ngi woon tam ci conférence ba ni mu indee modèle bi est-ce que gis nga ni modèle boobu effectivement am na pertinence est-ce que modèle boobu ci Maroc mën na nekk loo xam ni dana leen jëmee fu sori et que mën na tax réew mi ñu bennoo ci wàllu politique ak ci wàllu diine. jërëjëf Imam Makhtar maa ngi woon ca conférence bi ni nga ko waxee fekkee naa ko déglu naa ko baax a baax te yaakaar naa ne le modèle marocain bii ñoom ñu am gëm naa ne bokk na ci li tax Maroc bu am istiqraar stabilité politique Maroc bu ko amee modèle bii bokk na ci te dinañ ko gën a xóotal ci biir waxtaan wi waaye bala nga ñëw ci modèle marocain imam da ngay xam ne diggante politique ak diine
bu dee ci l'islam dafa yàgg gis nga islam yi état islamique ba mu ñëwee ca Madina Munawara di ngay gépp ne ci histoire foofa la ñuy lënkalee politique ak diine ji l'étape al asrul umawi par exemple bi ñëwee ñoom tamit ñu continuer ko al asrul umawi waaw wax ko ci wolof waaw maanaam mooy les Omeyyades voilà mais wax ko wolof de français nga wax de waaw wax ko ci wolof kon mooy jëmoo ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci Bani Umayya bi ñëwee njaboot googule tàmbale ci Muawiya ba ak njabootam ñuy dem ba bi ñuy daanu presque un siècle foog nga un siècle way 40 ba 141 d'accord 40 ba 141 d'accord léegi al Abbas yoonu ñëw les Abbasides ñoom tamit ñëwit muy njabootu Abul Abbas ba bi ñuy daanu en 656 ñu ñëpp dañuy lënkale diine ak politique maanaam état islamique bi mooy lëmbaale politique bi loolu moo tax jamono yooyu yëpp ba dawla yooyu état yooyu le seen liggéey dafa yomboon bi nga xam ne l'Empire ottoman ñëwoon tamit dafa dem ci daanaka ci même règle bi nga xam ne léegi jullit bi diine ji day ànd ak politique bi moo tax bi nga xamee ne l'Empire ottoman tas na jullit ñi ñu bëree bëri ci lañ commencé gën a am ay problème ndax bu ñëwee ca kanam a kanam ba gis le modèle sénégalais par exemple ca kanam a kanam nga xam ne dañ ñëw ne ñun léegi dañuy jël politique fii diine nekk muy modèle laïque bi quoi modèle laïque bi séparé diine bi ak politique waaw mu jural ñu ay musiba yu bëree bëri yoo xam ne dañ ñëw ci kanam kon léegi bu loolu passé boo ñëwee ci kon ci le modèle marocain gis naa ne def na ay jéego yoo xam ne war nañ ko war a mën a copier en tout cas ñi nga xam ne ñoom dañoo gëm ñetti ñi dañ nekk ci al mazhabul maliki al aqida al ashariya waaye tamit ñi nekk ay mutasawifin les confréries soufis par exemple loolu moo tax bokk na ci li nga xam ne moo gën a dëgëral suñu diggante Sénégal ak Maroc ak pays demee nii Sénégal loolu aussi te bokk parce que dafa am ñett yoo xam ne dañ ci nëróole lu bëree bëri kon modèle bi nga xam ne moom la indi boo defee benn analyse bu xóot gis nga li ñuy tuddee printemps arabe yi amoon depuis ay 2011 nga xam ne ñuy yóbbu Moubarak fipp bi amoon ñoom Moubarak dafa fanweeri at Ben Ali def fanweeri at Kadhafi ñoo ñëpp après loolu li tax ñaare ma gis ni xëy na Maroc mucc na ci mooy modèle bi mu teg modèle boo xam ne démocratie bi da nga am benn buur waaye mu ubbi am démocratie boo xam ne ñoom dinañ mën a may ñu def ay élections yoo xam ne dinañ mën a tànn en toute liberté ki gagné tànn ñu am benn premier ministre mu ànd ak buur bi ñu àndandoo di liggéey modèle boobule am nga fii royaume d'abord mais am nga aussi démocratie une ouverture démocratique xam nga tey boo demee ci lu modèle bu demee Liban par exemple xam nga Liban ñoom dañuy wax ne le président moom day nekk chrétien waaw day nekk chrétien loolu mooy constitution bi leen fa France bàyyil quoi waaw loolu la français yi ñoo leen ko bàyyil ki nga xam ne mooy dem premier ministre bi day nekk musulman sunnite kiy jiitee assemblée nationale day nekk musulman chiite maronite d'accord maroni donc ñooñu aussi ci lañ tabax seen modèle tekk noonu la ñu ànd di ci dox depuis ay attaques ñu ngi ci boo ñëwee nag dellu si ci le modèle marocain man sopp naa ko te gis naa ne en tout cas fii ci Afrique mu ngi fiy dox mën na fiy dox te tamit moo tax ñuy def politique bu yaatu pour que ñu gën ko mën a jaay yeneen réew yi nga xam ne ñoo jege Maroc surtout fii ci Afrique de l'Ouest Afrique noire nga xam ne ñoom ci bëri boo demee confrérie soufi dañ fa am tànk yàgg fa lool boo demee aqida al ashariya boobu aussi dañ fa am tànk dafa nekk al maçon maliki aussi dafa am tànk yàgg fi lool yooyu nag moo tax
ma gëm ne comme ni ko Farid Asri di expliquer keroog. moo di ne nekk na benn exemple boo xam ne dafay nekk benn facteur de stabilité. day tax istiqraar am dina tax nit ñi cohésion sociale mën na ko indi. mën na tax ba nga xam tamit ñoom ñëpp danañ sentir ne ñun de am na ñetti yëf yu ñu liyee yoo xam ne nii moo gën a bari yi nga xam ne moo ñu taxalee. xam nga li xaradaaw yi di wax. xaradaaw yi par exemple. dafay wax ne ci wàllu wuute yi ak nangoo wuute yi. maanaam taawunu fil muttafax alayhi li nga xam ne dañ ci nekk benn di ci juboo nañ ci accord nañ ci ñu dimbalante ci wa tasaamu fil muxtalaf fiihi li nga xam ne dañ ci wuutee ñu am maslaha nag kenn ku nekk man koo mu ñël toleer sa bopp wana man nekk ci benn tarixa ak docteur la am nekk beneen tarixa wala docteur am ne man dama tànne awma tarixa bu mu ne ko am nga sa liberté totale waaye nag bu ko defee li ñu wutee nii du tax ma jël yet wala paaka wala jaasi nden daa ko gor buñ ko xeexante nit ñi ànd doon nekk waxtaan fekk dund le vivre ensemble nga xam ne vraiment cadre bi mu ngi ci liggéey baax a baax le vivre ensemble dund ci jàmm dund ci déggoo dund ci tey loolu defe naa ne avec le modèle marocain bi nga wax ni war na mën a jur as lëf ci yi nga xam ne moom laa wax sànq. waaw docteur. ni nga ubbee waxtaan am na solo lool. balaa may ñëw ci oustaz Abdoulaye Lam gis nga kon modèle marocain bi noonu li mu indee kon mooy que buur bi ci boppam d'ailleurs. mooy mën nga wax sa presque 4 piliers la. parce que buur bi mooy amirul mu'minin kon parti yi fay nekk. parti politique yi nga xam ne ñooy jooyante gi mel noonu. je pense que peut-être Maroc effectivement li expliquer quelque part stabilité bi doonte woon amoon na fa ay jihadistes entre guillemets yu fa def ay njombe xëy na loolu moo tax marocains yi gën a affirmer ne ku fi ñëw bëgg fi rey nit wala di jihad ci turu l'islam kenn xamul loo bëgg parce que réew mi dafa ne l'islam lay attewoo système baa ngi fi léegi nag ma gis ne modèle marocain boobu kon dafa mel ne parti yi fa nekk yëpp ak tamit yeneen idéologie yi fa nekk kon il me semble que remettre ñu en cause le fait que mu am fi amirul mu'minin ak le fait que constitution bi nekk di wax ne c'est un état musulman wala est-ce que am na ñu koy contester mais peut-être soit dañ leen jàpp tëj wala que pitim réew lañ nekk loolu nu mu demee waaw léeg-léeg xam nga nag léeg-léeg l'unanimité moom yombul ndax boo xoolee depuis jamonoy Ben Barka par exemple ak yi sa xewoon ca France ca jamono Hassan II moo di ne léeg-léeg nguur gu nekk dana am benn yoo xam ne ñoom dañuy tànn nekk ca beneen côté ba waaw opposé wu loolu nag léeg-léeg traitement bi day ute ci diggante pays ak beneen réew ma nañ koy traité donc waaye ñoom en tout cas li ëpp ci marocain yi li ci ëpp tendance majoritaire yi ñoom nangu nañ ci système bi nekk fa depuis nga xam ne ki fi nekk nii maamam depuis Mohamed V wala sax depuis waaw yàgg na même Moulay Idriss yàgg na boobu ba léegi ñoom dañ leen di mooñaaleel ci loolu xale bi ci école bi dañ koy mooñaale ci mu gëm ne kii buur bi mooy amirul mu'minin l'amir des croyants kii dafa am benn personnalité kii dañ ko war a jox respecté kii dafa am benn gëdd bu ñu ko war a jox dañ ko war a cër bu ñu ko war a jox loolu bu ñu ko mooñaalee xale bi ca école ba mu jàngalee ko màggee ko yaroo ko gis ne moom la magam ay maamam di pratiquer day tax moom du mettre en cause li nga xam ne mooy mamlaka bi mooy royaume bi waaye nag li ko gën a dimbale moo di ne mu am benn buntu ci wàllu démocratie bu mu ubbi ne léegi nag ubbil naa parti yi politique yi ñu mën a ñoom ñëpp jongante ku nekk def sa campagne ku gagné nga daal di ak accord buur bi ngeen créer seen benn gouvernement boo xam ne nii gouvernement bi dafay respecter li nga xam ne mooy nekk ci constitution Maroc mooy li nga xam ne moom la population yi tënku ñëpp loolu aussi da nekk benn facteur boo xam ne intéressant la kay
modèle bu am solo ci ba intéressant la intéressant que parce que quelque part boo xoolee par exemple danañ ci gën a ñëw différence am par exemple modèle Arabie Saoudite xam nga foofu buur am na fa Maroc buur am na te tamit buur ba ci Arabie Saoudite dañ koy jox gëdd et tout mais peut-être différence mooy que Maroc ñoom ubbi nañu géopolitique bi alors que Arabie Saoudite je pense que ñu ngi koy jéem a essayer mais voilà nga mën a am ay élection vraiment législative yoo xam ne nii buñ paree ki gagné tànn voilà ki gagné tànn ñu am ci gagné parti bi gagné ñu tànn ci premier ministre yooyu yëpp dafay nekk yoo xam ne ak ouverture yoo xam ne ni day tax nit ñi mën a souffler mën a noyyi mën a nangu yenn yi tabarakallah Oustaz Abdoulaye Lam modèle marocain boobu donc benn buur lañ am seen histoire moo indi loolu donc ñu wax ne ci seen constitution que ni état musulman la wax ne dañuy tënku ci ñetti piliers yooyu ma wax sànq léegi modèle boobu de façon générale nan nga ko gisee et de façon particulière mooy est-ce que jàpp nga ni mën nañu layal ci l'islam nga jël benn réew ne da nga koy tënk ci benn aqida ashariya comme niñ ko waxee xëy na sax dana baax sax nga fàttaliwaat aqida boobu lan mooy cosaanam est-ce que du woon doy rek nga ne alquran ak sunna ci lañ tënk réew mi parce que xam naa ni question boobu dana génn tënk benn réew tam ci benn mazhab lu mu am doole nga tënk ko ci ak tam tënk benn réew ci benn gisuñ ci tasawuf est-ce que loolu tamit jàpp nga ni lu jubu la est-ce que dana mën a tenir lu yàgg wala est-ce que am na lu ñu ko mën a jàngatee alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala xam naa lu wax rek ne bunt bi ngeen ubbi tey bunt bu am solo la bunt boo xam ne nit ñi duñ koy faral di jàngat muy relation bi am diggante diine ji ak li ñu tuddee politique bi damay confirmer rek li nga xam ne moom la professeur Jim Dramé wax muy relation diggante li ñuy tuddee spirituel bàyyil ma waxee ko noonu ak temporel alors léeg-léeg ba léegi problème la ci àdduna bi la am ñoo xam ne dañuy exclure totalement relation bi bokkuñ dara spirituel problème wu individu bi la temporel problème la boo xam ne ñëpp ñoo ko bokk kon dañoo war a gérer réew mi ni temporel bi tëddee spirituel ku ne ñu bàyyi la ak sa bopp nga doxi say soxla am ñu gis ne amul différence ci l'islam amul différence spirituel ak temporel mën naa lenn la donc moo tax bu ñuy wax ci politique dañ ciy dugalaale spirituel wax ne masalan amirul mu'minina buñ koy tànn sas bi ñu ko sas dañ koy tënk ci ñaari baat xiraasatu diin wa siyaasatu dunya maanaam li rôle am mooy garde diine ji conserver diine ji gardien ko waaye ak gérer les choses waaw ni cité bi doxee ni réew mi doxee les affaires publiques mu gérer ko mais encore mu conserver diine ji wattu ko aar ko sàmm ko ba du yàqu alors loolu bu ñuy jàngalee politique ci l'islam noonu lañ koy jàngale kon islam du séparé d'accord ñaari rôle ñaari tànk lay doxee waaw ñaari tànk bii mooy garde diine ji conserver ko toppatoo ko sàmm ko aar ko defar ko ba du yàqu bi ci des mooy affaire publique toppatoo ko defar ko gérer ko yokk ko organiser ko ba du yàqu mais oustaz bu ñu waxee foofu garde diine ji lan lañ ci jublu garde diine ji mooy lan mooy fexe ba jàkka yi am nit ñi mën a julli mën a woor ñuy attewoo charia wala garde diine ji lan nga ci jublu yow moo tax ma détaillé ko mooy aar diine ji sàmm ko toppatoo ko lépp ci la dugg jàngale diine ji ci la dugg aar jikko yi sàmm ko ci la dugg nit ñi teg ay institutions yoo xam ne day sàmm diine jeex na teg ay institutions yu sàmm yoo xam ne mooy sàmm diine yi waaw teg institutions yoo xam ne moom mooy sàmm diine jamono ji nekk rek li ñu soxla ci institutions yu sàmm diine yi bu fekkee ay ministère la bu fekkee leneen la loolu dañ ko war a taxawal ngir diine ji ñu sàmm ko aar ko kenn du ko yàq nit ñi mën a dund seen diine am liberté ci kon ne ku ne gëm li nga bëgg a gëm ñu doxalee noonu après loolu mooy rôle boobu nag toujours kii jiite moom lañ ko sant booleeg nag réew mi na sàmm alal ji dégg nga na sàmm institution yi na ko taxawal
nit ñi seen liberté na ko sàmm loolu lépp ci la bokk seen sécurité lépp ci la bokk nga xam ne ñoom ñaar toujours dañuy tase diine ji ak beneen côté bi alors toujours dañuy tase loolu la ñu njëkk a wax bu ko defee am réew su toogee bay xalaat naka lay doxee mu ngi dépendre ci bët yi muy xoolee mooy tax mu mën a jël diine ji en charge jël les affaires publiques en charge ci bët yi muy xoolee alors wala boog moom naka la gisee dund bi ni mu gisee dund kon foog modèle am modèle bi mënta ñàkk modèle bi toujours mu ngi dépendre mu ngi dépare ci moom naka la conception bi mu am ci vie bi ci lay dépare bu fekkee da ngaa jàpp ne vie bi nit ñi dañoo war a dund diine toppatoo seen affaire àdduna nga concevoir ni réew mi doxee selon loolu bu fekkee da ngaa gis ne diine ji moom sa yoo nekku ci da nga ko teg fële li ngay concevoir lépp àdduna kese lay doon moo tax damay faral tooñ ma ne Sénégal politiciens yi dañoo mosuñoo dig kenn àjjana mosuñoo dig kenn àjjana seen campagne électorale àjjana nit ñi bokku ci seen àllaaxira bokku ci seen ëllëg bokku ci lu tax conception bi mooy àdduna képp la ñuy concevoir jox ko nit ñi seen diine tudduñ ko ci bu ko defee yéen imaam yi léeg-léeg ngeen sonn am benn référendum buy wax ne bàyyi leen xel diine ji lii ku ko ci nar a doxal ñun dinañ ànd ak yow ñoon imaam yi jàppale la wooteel la bu subaa boo gañee tam ñu soutenir la parce que ñaari conception yu bokkul la waaw ku ci nekk am na préoccupation am na loo xam ne moom moo ko tax a jóg loolu mooy objectif am moom la bëgg a atteindre ci réew mi kon mën nañu wax ne Maroc bi mu jógee ñoom dañoo gis ne professeur ju ñu ne ko sànq dafa am lu ñu fi fekk ci seeni maam ba léegi wax na ci jamono yonent yi ba léegi mais dama koy yemale fi mu yem ci Moulay Idriss ñu tudd al Adarisa nga xam ne benn empire la woon am ay tànk mu ngoog bu am tànk Maroc yàgg fa nekkoon fa bi ñu ñëwee loolu ñu fekkoon dañ ci inspiré woo rek ñoom dal di continuer mu jural leen lim leen jural mooy ñii gouverner seeni maam fi lañ mos a nekk ay shérif lañ mos a doon donc benn famille bu ñu xam ñu yàgg jiite nit ñi ci l'islam ba pare toppatoo leen seen àdduna ñu nangul leen loolu léegi nag mu des ñoom itam ci ni jamonoy doxee lan la ñuy inspiré woo ci ni jamonoy doxee ngir réew mi mën a dox am stabilité ñi ñu fi fekk ñëpp ci njaboot gi ñu ëmb leen alors moo jur li mu jur ci wàllu politique niñ ko concevoir ba pare diina ji tam ñu bàyyi ko xel léegi nag bi ñu ñëwee ci nu ñuy aaree diina ji ci lañ gis ne ñoom am nañ patrimoine bu ñu fi fekk toujours am réew ni muy doxee dañ ci bàyyi xel nit ñi seen aada ak seen cosaan ak seen gëm-gëm ak seen démbi maam ak yooyu yëpp ñoom ci diine seen démb gis nañ ne majorité marocaine yi ci wàllu fiq ñu ngi tënku ci seen jaamu yàlla nu ñu koy defee ak seen njaay ak jënd ak li ci des yëpp ñu ngi ko tënku ci ngirum Malik ñu ne kon ngirum Malik nañ ko jël ndax mooy ngirum majorité bi alors mais oustaz foofu li ñu jublu nañ jël ngirum Malik maanaam ci application bi laa bëgg a ñëw pour mu gën a leer ci parce que ay concept technique la pour ñuy déglu suñu nee dañ jël ngirum Malik loolu mooy kon état bi lépp lu muy àtte ci wàllu diine ñu ngi koy ballalee ci ngiru Malik est-ce que ni ma comprendre loolu la wala li ëpp nañ wax li ëpp ci ni muy doxalee ci wàllu diine ci ngiru Malik lay tënku toujours li ëpp d'accord li ëpp au plus haut niveau de l'état waaw ci wàllu diine ci ngiru Malik lay tënku d'accord jàkka yeeg jumaa yeeg tribunaux yeeg takk sëyeeg faseeg wàllu jëflante ci wàllu alal ak lépp dañ koy dellu ci ngirum Malik li ci ëpp laay wax toujours parce que dina am foo xam ne ci fiq da ngay dem gis ne Malik waxu fi dara fii nii masala bi ngirum Malik waxu ci dara faaw nga jéem koo gérer ni nga koy gérer mooy borom xam-xam yi dajee xool ci ngirum Malik fan lañ jàpp ne war nañ ko faa mën a dugal wala bu Malik selon règle telle lan lañ fa mën a balluloo ci règle boobu attili wala ñu ne léegi fii gannaaw Malik wax fi dara nañ jël ngirum Abu Hanifata wala mu Shafi wala mu Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu jamian noonu la ñu doxale moo tax ma ne li ëpp d'accord donc ci ngirum Malik lañ koy tënku donc Malik benn école la sur le plan jurisprudence islamique ak dogme
alors ñu tënkee ko noonu. su fekkee ci ngirum seen pas-pas seen gëm yàlla ni ñu ko théoriser. ni ñu ko jàppee. dafa am benn imaam Abul Hasan al Ash'ari nga xam ne moom itam ci ban période la doon dund ban jamono la mu ngi dund ci après l'imam Hasan al Basri la dund. maanaam mën nga wax ne 100 et quelques années après Yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek ci la dund. deuxième fin deuxième siècle de l'islam. d'accord. waaw ci lay dund. alors ñoom bi ñu ñëwee. moom nag dafa bind lu bëri ba ñu mujj tënk lu ñu tuddee aqida. waaw moom sax dafa am ay période ay étapes dund dafa am ay étapes. dafa am étape boo xam ne moom ab mu'tazile woon tamaaman. waaw école Waasil ibn Ata la toppoon. dem ba mu yàgg mu jàppante ak bàyyi jiitleem. al-Jubbaa'i. waaw jàppante ak moom gis ne vraiment mbir yi du nii mu bàyyi. dal di xàll yoonu boppam. ñu wax ne mu fekk si imaam Ahmed ibn Hanbal ci ni mu théoriser. waaw alors noonu la mujj def am téere bu mu taalif. ci moom naka la gisee gëm yàlla ak li ci aju yëpp al ibaana fi usuli diyaana tënk li mu gëm foofa nga xam ne génn na totalement ngirum mu'tasila. d'accord loolu ci wàllu gëm-gëm la ak pas-pas ak nooy gisee sa diggante ak yàlla ak yonent yeeg diine jeeg yowmal xiyaam ak ci cadre boobu la jëm. alors ñoom marocains yi ñu gis ne li ëpp ci société bi école bi ci leen jàngee l'islam. ñu bàyyi noonu mu jàll. gis ne tam ci wàllu li ñuy tuddee perfectionnement maanaam wàllu spiritualité. waaw tasawuf. wàllu tasawuf. waaw ñu tuddee ko noonu. gis nañ ne al imaamul Junaydi ni mu théoriser l'islam ni mu bëgg ñu dundee spiritualité. defaree ko bakkani nit ñi ba ñu sell baax jub ragal yàlla nekk nit ñu modeste nit ñoo xam ne duñu lekk lu xaraam dañuy moytu naka la ko théoriser nu mu ko gisee école boobu la ñu fekk seeni ñi ëpp ci seeni maam ak seeni baay. après ñu jàpp ne kon lii nañ ko conserver capital la bu ñu fi fekk ñu bëri d'accord nañ ci bu ñu ko yàq ndax yàq ko dafay indi problème. ñu tënku ci loolu. ñu ne kon fekk nañ fi diine l'islam kon l'islam mooy diine ñi ëpp ci réew mi. alors ngirum Maalik la ñu tënku ci wàllu dégginu fiq. ci wàllu dégginu pas-pas ak gëm yàlla ak wéetal yàlla ñu tënku ci ngirum Ash'ari. ci wàllu nu ñuy defaree nit ba mu baax ba sell ba ragal yàlla ba jub. ñu tënku ci ngirum imaamul al Junaydi. donc loolu toujours. moo tax marocains yi da ngay fekk minorité yi. minorité yi c'est-à-dire. ñu néew ñi. maanaam jël chiite yi. waaw d'accord ci misaal. waaw yeneen kuréelu diine yu nekk Maroc daal waaw yoo xam ne moo xam ñu ngi askanoo ci l'islam wala déet. waaw wala nga jël communiste yi. waaw. wala nga jël juif yi. bu ñu ñëwee di commenter constitution bi. dañuy wax ne waaw l'islam mooy diine jullit yi ci dëkk bi san exclurul benn yoon minorité yi. d'accord parce que minorité yi itam dañu am seen pas-pas. islam mooy diine état bi loolu dàqul liberté religieuse. ñeneen ñi waaw déedéet parce que ñeneen ñi aussi loolu mooy rek majorité bi lii la loolu lay firi. parce que am na yeneen brèche yu ñu ubbi ci constitution bi yoo xam ne jox na ñeneen ñi itam seen liberté. dogguma sax Amir Abdoulaye Lam mais loolu li koy dëggal dëgg mooy gis nga ci conférence ba Farid Asri nee na même bokk nga ni si kuréel yu néew yi ci wàllu diine juif yi par exemple ñoom Maroc dañuy fexe ba même seen manuel yi waaw téere yi ci école yi ñu dugal ci loo xam ne day jàngale diine yahudi yi te loolu aussi xam nga ubbeeku la ab ubbeeku la ci réew ma ndax ñoom tamit ñu mën a sentir yëg seen bopp ci ne ñun ci réew mi lañ bokk fi la ñuy dund kon état bi tamit suñu njiit yi amir bi mu ñuy sóoraale ba ñun suñu njaboot ñu leen di dugal suñu diine ji ci école bi ñu mën koo xam loolu aussi ouverture la boo xam ne day tax jàmm gën a am parce que l'islam mi ñu référé woo moom moo tëjuwul d'accord moo jox ñeneen ñi seen gëdd ñu am
àq ci gëm li ñu bëgg a gëm kenn du leen bunu xataa la ikraha fi diin donc ak yeneen aay yi moo leen may ñoom itam la ñu gëm ko ñu may leen ñu pratiquer ko moom itam mais toujours loi bi tënk ko ni mu tënkee julli li encore parce que réglementation su xasee am ñëpp la tënk ñëpp jéem cee tënku incha allahu taala kon exclurul benn yoon aqu minorité bi exclurul benn yoon encore nit ki bañ a nekk ci ngirum Malik ci fiq nga nekk Maroc nekk ab ngirum Abu Hanifata mbaa ngirum Shafi'i waa leen mais état bi moom li mu gérer boppam daf ko bëgg tënk alors ci loolu ci ngir yooyu. par exemple tey bu amee yenn problème yi bu ngeen demee tribunal ci ngiru Malik la ñuy ballale atte yi parce que tribunal boobu mooy institution judiciaire bi nga xam ne état bi la fi nekkal alors que benn groupe peut-être ñoom mën nañu jëfandikoo yeneen ngir mais du leen concerné ñoom quoi. ci leen concerné ñoom mën nañ koo def noonu. sànq Saas mu ngi doon tudd Liban. muy modèle bu compliqué. ñoom dañoo may. alors ña fa nekk kenn ku ci nekk ni nga organiser ni noonu ngay doxalee. ci sa communauté. dañ ko loi bi da koo nangu accepter la ko. su problème amoon seen biir bu ngeen demee tribunal ci seen biir seen ngir ma ngeen gëm. ci ngeen koy àtte. loolu bokk ci seeni loi. tabarkallah kon Oustaz Abdoulaye Lam su ma tënkee kon yow en tant que gëstukat nekk borom xam-xam rawatina géeju ci fiqh ba pare xam aussi histoire l'islam ci le plan politique. ak ci wàllu tamit diine niñ ko doon lëkkale kon gis naa ni modèle marocain bi kon pour yow amul luñ ci mën a jam wala luñ ci mën a diingat ci piliers yi mu tegu ci wàllu l'islam pour yow modèle bi en tout cas en théorie amul luñ ci mën a diingat peut-être nag application mën na am ay problème mais est-ce que kon li ma tënk noonu. jubu na la li nga tënk jubu na ma bu baax a baax ndax ci histoire l'islam toujours masalan empire abbasside période boobu noonu daanaka mën nga wax ne waa ngirum Abu Hanifata ñoom ñoo géré ni tribunaux islamiques di doxe ci la ñu tënku parce que ci Abu Yusuf ak ñi ci topp ak ñi ci topp donc àdduna bi noonu la moo sa doxee boo demee Arabie Saoudite fii mu nekk nii ngirum imam Ahmad ibn Hanbal ci la ñu tënku alors boo demee Égypte mën naa am sax dina ci ñëw ñu tënku ci ngirum Shafi'i yi boo demee Irak ñu tënku ci ngirum Abu Hanifata boo demee Jordan ñu tënku ci ngirum Shafi'i yi kon àdduna bi yëpp noonu la tëddee àdduna bi yëpp moom moo tëddee majorité bi toujours fu ñu nekk bu ñuy wax dañuy wax ne ñu tënku ci ngir sàngam ndax mooy ngiru majorité bi du tere nag réew mu am yeneen i ngir insha allahu taala waaw tabarakallah kon nag mi ngi noonu lii ma doon nañu ubbee waxtaan bi mooy ñëwaat ci te maa ngi ci sant bu baax docteur Djim Dramé ci ni mu rappelé waatee encore relation bi amoon entre diine ak politique ci l'islam que musuñ koo teqale oustaz Abdoulaye Lam ñëwaat encore firndeel ko ni ki ñuy bëgg a tabb ci réew mi en tout cas bu dee réew boo xam ne mën nga wax ni majorité bi ay jullit lañu day nekk koo xam ni dañuy xaar ci moom muy sàmm diine ji sàmm tam mbiru àdduna les affaires publiques ak tamit mbiru diine ci loolu ñu gis ne kon modèle marocain bi nekk na loo xam ne mën nañ ko layal bu baax ci biir l'islam bu fekkee ni dëkk juboo nañ ci loolu mën nañ wax ne kon modèle boo xam ne la islam validé na ko ci wàllu boobu kon loolu laa comprendre su ko defee ñu dem xarala bi ñëwaat nag dugg ci yeneen exemple mais marocain tamit validé nañ ko encore marocain te validé nañ ko d'accord waaw parce que voilà contesté wuñu modèle bi voilà loolu tam c'est important que peuple bi tamit validé ko ci nuñ ko mën a defee bañ validé ko daal majorité peuple bi tabaarkalla majorité peuple bi voilà ñu dem ci xarala bi ñëwaat nag dugg nag ci ay ruq-ruqaat ci yeneen exemple gaaral bi alhamdulilah rabbil alamin oustaz docteur Djim Dramé léegi kon ñu commencé léegi nag yaatal waxtaan bi ginnaaw bi nga xamee ni dañu tarkiis ci gën a bàyyi xel modèle marocain bi léegi nag ñu jël par exemple Égypte nga xam ni jàngee nga fa gis nga seen modèle parce que Égypte man sax xaw nañ ma rëcc ci seen i mbir léegi xaw naa ko gëj a topp tuuti je sais que am na ay jamono amoon nañ ba roi xaw ma est-ce que roi ba nga fa ba tey mais après ñu am léegi président am tamit ay partis politiques mais xam naa ni itam courant lay yi am nañ fa doole lool ak tamit yeneen courant yoo xam ni ñoom sax dañuy contester maanaam lëkkale boobu ñu bëgg a lëppale diine ak politique léegi kon modèle égyptien boobu lan nga ñu ci mën a indil est-ce que ñoom tamit mën nañ leen tuddee benn état musulman la ba pare nag ubbi
champ politique bi ci ay jooyante wala am nañu différence entre ñoom ak le modèle marocain. ci lu wér sax Égypte yàlla def na dund naa fa juróomi at def fa sama benn partie sama enseignement supérieur Égypte xam nga ne boo delloo ci gannaaw bi lislaam feeñee dañoo yebal benn gouverneur Amr ibn As mu dem ubbi ci Égypte wax nañ ne Égypte mu ngi Alexandrie mu ngi daanu dugg ci l'islam bi en 639 donc 639 donc maanaam bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam faatoo yàggul dara rek l'islam dugg na Égypte donc Amr ibn As moomule ba mu ñëwee dafa lënkale ñaari ñu wax sànq Amir wax na ko diine ji ak àdduna bi ak diine wa dawla ñaar yooyu ci la def politique mucc ayib ba léegi taarixam histoire am duñ ko mën a far ci histoire Égypte jàkka jam fa bàyyi ba léegi ma nga fa aywa ëpp na junni at Allah man dem naa fa bu yàggul dem na ba jàkka ja Allah masjid Amr ibn As bi nga xamee ne nag ña ko fa remplace tamit dañu dem ci même logique bi ci même liggéey bi diine ak dawla ànd bi nga xamee ne dem nañ ba jëmee jamono empire ottoman ñëw Turquie ñëw bi mu ñëwee ñoom mën nañu wax ne ñoo fa créé royaume ndax ñi nga xam ne ñu ci bëri yoroon nguur ga nekk ay roi ñooñu dañoo nekkoon ay atrak ay turc loolu moo tax ba léegi Égypte baatu turc dafa bëri yoo xam ne nii ba léegi ci marché beeg ci chara beeg population bi ñu ngi koy waxee donc waaye bi nga xam ne islam mi ngi ñëw fekk na fa al aqbat les coptes les coptes par exemple ko demee ne Boutros Ghali bi gaañu bu yàggul ci la bokkoon te yoroon te jiitoon non seulement jiite ONU mais aussi amoon place bu réeree ci réew ma pour bu ñu wane ne ubbeeku bu ñu ubbeeku rek te kon bi nga xamee ne ñoom nekk nañ ay roi foofu le ñoom roi Farouk ñoom Malik Fouad ñoo ñëpp boole ñaar ñi diine nañu ak dawla bi ak politique bi ak religion bi ba tax na ki nga xam ne benn amira benn princesse boo xam ne la princesse Fatima tey boo demee Caire université Al Azhar fa mu nekk palais la woon moo ko jël may ko université bi ah bon palais ba léegi boo demee décanat bu fag lettre palais ba fa la bureau yi nekk léegi d'accord donc kon yàgg nañ ci ànd bi ñu demee ba 1952 nag ñu am li ñu tuddee ak dubaatul ahraar officier libre ñoo ñëw ñu jiitoon mooy ñoom Mohamed Najib Jamal Abdel Nasser xam ne mu ngi décédé en 1970 waaw septembre 70 ñooñu 52 ñu def benn thawra benn révolution benn fippu ñoo daaneel la fa nekkoon di ay roi mais te roi yooyu ñoom ñu ngi woon sous la colonisation anglaise wala waaw temps boobu Angleterre moo tegoon loxo Égypte d'accord dégg nga ñu ko sous domination anglaise ba ñoo fa nekkoon waaye ñu may leen côté diine ji ñuy jundal nekk ay roi di waaye côté politique bi anglais yi ñoo nekkoon ci kaw bi ñu ñëwee ba daaneel roi yi officier libre yi daaneel dans 1952 léegi nag ñoom ñu indi jumhuriya la république d'accord d'Égypte ñu di république waaw léegi waxatuñu léegi royaume mais ñu wax léegi république d'Égypte Mohamed Najib Jamal Abdel Nasser waaye terewul nag à chaque fois ñu ngi bàyyi xel diine ji ndax Azhar bi nga xam ne man fa laa jàngee lu mat junni at ak daanaka téeméeri at am da ko te ñoom lii am Maroc nii modèle bi dafa nekk modèle ci Égypte maanaam Azhar dafa nekk benn institution sunnite bu dëgër boo xam ne seen politique yëpp loolu ci la bokk Azhar nag kon danaa junne ak te mu ngoon ci Égypte di jàngale di former Égypte da nga ko fekk turuq yi par exemple mazahib bi par exemple Chafi'i yi c'est vrai yaatu na fa lool waaye même mu taxaw fii nii même ni ñu tuddee tariqa tijaani yi
ñu am seeni zawaya def li nga xam ne dañ koy def Sénégal di ko def fële ci Maroc da nga dem ci Égypte ci yenn dëkk yi fekk ko fa kon loolu encore ouverture la ci wàllu diggante état bi léegi bien Al Azhar boo demee Al Azhar di nga fekk ne ki nga xam ne mooy de Cheikhul Azhar moom moo jiite Azhar ca kaw a kaw Cheikhul Azhar boobule dafa am ndombu tànk booy tolloog rang premier ministre tey bu doon ñëw Sénégal tey dañ koy accueillir comme ni ñu accueillir premier ministre d'accord d'ailleurs boo ko yónnee benn ministre benn sam ministre bu ko neexee sax mu gedd ne wàññeeku ñibbi parce que rang premier ministre yore loolu mu ngi dañ ko bind ci constitution Égypte lañ ko bind ca charte réew ma lañ ko bind day fa am aussi lu ñuy tuddee mais est-ce que ci charte réew Égypte bind nañ ci état musulman comme bu Maroc état musulman waaw moo nekk ci constitution waaw nekk constitution waaw daw la état bi état musulman la d'accord dañ ko ci bind kooku moom amul kenn ku mën a ñëw jaar faneen boo ko bëggoon essayer sax yaakaar naa yow yaay wàcc waaw muy beneen bi moo di ne am na lu ñuy tuddee dañuy tuddee al mufti jumhuriya mufti bi lépp loo xam ne affaire atte la ci diine mufti boobu moom am na équipe boo xam ne équipe bu mag a mag la dafa am gëdd ci réew ma daanaka day wax ne sax moo topp ci wàllu personnalité ci Cheikh Azhar te ñoo ñëpp nag moo muftul jumhuriya wala Cheikh Azhar ñoom ñëpp Azhar toujours ñu ngi leen copte ñu leen génnee ci produit Al Azhar mais est-ce que kon ñooy institution judiciaire bi institution judiciaire et juridique ñoom la waaw juridique voilà et même théologique d'accord yooyu moo xam ne Azhar même léegi sax li ñu tuddee wazirul awqaaf mooy ministre des affaires religieuses waaw am nañ ko mu ngi ci constitution bi ci charte réew ma te li ëpp ñu ngi koy jëlee ci ko xam ne Azhar la jàngi Azhar la génnee produit Al Azhar la kon léegi doo gis ko jëmee Jamatu Xaahira par exemple ci sama yëg-yëg ñu jël fa kenn mu nekk ministre boo xam ne mooy affaire awqaaf kon Azhar dafa am benn place boo xam ne bu rëy la depuis ëpp na junne at ci Égypte état bu ñëw nag da ngay ànd ak ñoom ci loolu le parce que ki nga xam ne mooy Cheikhul Azhar bi kooku c'est à vie bu ñu la xasee nommé président mënu la wàccee d'accord déedéet kenn mënu la gomme comme inamovible bi ñuy wax fii ci magistrat yi lum la mere lu ngeen ñàkk déggoo ci kaddu ak ci ay position moom mënu la wàccee dee rek loolu day protéger institution islamique bi waaw ba ma fa demee temps yi passe sax dégg naa xëy na ñu ne am nañu jéem a soppi tuuti waaye Azhar ci boppam ñoo taxaw lànk carré ne li fi amoon depuis ay téeméeri at loolu la ñuy continuer ba fii ñu toll kon modèle boobule terewul nag ñi nga xam ne ñooy minorité mais fi mu nekk nii Égypte fi mu nekk nii est-ce que am nañ buur même bu dee c'est honorifique est-ce que actuellement am na roi affaire roi jeex na fa république moo am république depuis 1952 depuis 50 te république bi islam mu ngi ci constitution bi mu ngi ci ne dafa c'est un état musulman d'accord réewum jullit la maanaam ñun jullit ci jullit ci la ñuy diine jullit islam ci la ñu attewoo léegi nag am na ay minorité am na ay kuréel yu néew yoo xam ne ñu nga fa aqbar les coptes par exemple ñu nga fa église bi mu nga fa am ñu fa représenté ñoo ñëpp dañoo am seen cër ca nguur ga ñoo ñëpp nguur gi di leen di bàyyi xel dégg nga de moo xam juif yi lépp loo xam ne daal ñoo dajee bokk mu nekk benn cosmopolite boo xam ne dañoo dajee ci Égypte nekk fa di dund léegi nag actuellement président moo la ñu am président la ñu am waaye président bu ñëwee nag day tënku ci charte réew mi nga xam ne moo ne réewum constitution bi jullit c'est un pays musulman d'accord léegi ci wàllu jooyante politique bi waaw kon am nañu donc président constitution boo xam ne dafa saf sàpp ak l'islam ci principe bi ak institution bu mel ne Azhar et cetera léegi nag jooyante politique bi dañ ko ubbi normalement parti yi am na ay mouvement citoyen et cetera ak ay médias et cetera mais léegi nan ngay expliquer donte woon sax du woon jubluwaay émission mais ñu xaw ko laalaale dafa mel ne quelque part Maroc ak même sax Tunisie bon Algérie plus ou moins ñoo tane Égypte ci wàllu stabilité
lan mooy xaw a expliquer malgré que Égypte am nañu voilà am nañu joyante et cetera que ñu gis ne C'est vrai. xëccoo bi ci wàllu politique waaw tar na lool Égypte ba rawatina bu mujj Morsi gis nga nu mujjee lu doy waar la léegi lan moo tax kon Égypte wuute foofu ak par exemple Maroc ak tamit Tunisie nga xam ne vraiment tam xaw stable na malgré que am na parti islamique bu am doole foofu et cetera lan moo tax Égypte gën a jafe noonu lu bëri moo ko expliqué bokk na ci maanaam Égypte politique bi nga xamee ne doon na ko politique bi ci jëmoon ci wàllu Israël ndax Sadat ba nga xamee ne en 79 dafa bàyyee ko Égypte booba temps réewu arab yi yëpp ñu ngi àndoo manko nekk benn ne Israël moom kenn du ko reconnaître dafay jógee Sadat jël fitam dem Israël dem ci assemblée bi ci Knesset ba dafa benn discours loolu moo taxoon ba biñ koy rey le 6 octobre 1981 loolu dafay nekk jeexantal ci mere muñ ko mere woon bokk na ci lu benn la mu bara ñëw lu mat fanweeri at mu nekk fa waaye bu ñu fàtte ne ci histoire du Égypte vers les années 1920 dafa am benn kuréel bu fa juddu woon ñu tudd Ikhwan Muslimin les frères musulmans Hassan Banna créé ko boobu ba fii ñu toll seen diggante ak état moom du neexul te du mës a neex képp kuñ xam ne yaakaar nga ne ci yaa ngi bokk ci kuréel gii bu état da lay may bët di la bàyyi xel am na ñu ci jàpp tëj ndax ñoom li ñuy woote ak li nga xam ne moom la état bay doxee nga xam ne ay militaires ñoo ko yore depuis 52 loolu ba mu des ak benn séquence bu ndaw mooy séquence Mourchid bi te Morsi Mohamed Morsi bi mu ñëwee amu fa defee naa ne ñaari at yu mat wala ñetti at yu mat sëkk état bi kii armée bi daaneel ko ñu daaneel ko waaw moom daal yàggu fa armée bi daaneel ko ñu daaneel ko te il a été élu démocratiquement voilà. Vraiment loolu moom ñëpp ñu ko seede waaye donc kon loolu effectivement day indi ay jeexital parce que frères musulmans yi du ñu mën a nangu rek nii jaay nañ leen doole tëj rek ñoom ñooy amul problème bu ñu wootee démocratiquement librement ñoom mën nañu gagné waaye est-ce que na ñi nekk ci nguuru depuis 52 ndax di leen bàyyi ñoom ñu gouverner waaye tamit li ci gannaaw moo dafa am ñeneen ñu ne ci gannaaw Égypte Égypte dafa nekk réew moo xam ne boo ko téye rek dafa ne te yaa ngi téye le monde arabe waaw sur le plan géopolitique boo téye Égypte rek bi leen ne yaa ngi téye le monde arabe loolu moo tax am na grande puissance yoo xam ne bi maam ak Israël ak États-Unis quoi waaw ñooñu duñ ko bàyyi gannaaw dañ leen di bàyyi xel baax a baax États-Unis Russie France ñoom ñi kenn ku nekk yaa ngi fexe noo amee Égypte loolu ñooñu ñi ci gannaaw nag duñ bàyyi duñ may les frères musulmans ñëw ci nguur gi nga xam ne ñoom seen politique day wuute lool ak li nga xam ne moom la grande puissance yi di doxalee dañoo gëm ne ñoom réew mi dañu am àq buñ ko gouverner teg ko ci diine lépp loo xam ne ay manafin la lépp loo xam ne ay njëriñ la dossier ci réew mi na yem ci doomu réew mi waaye buñ may benn étranger comme dëkk toxandeem ñëw di ko yeneen di yóbbu te loolu boo ko defee du arranger politique wu étrangère yeneen plus grande puissance yi donc loolu moo tax ñaare Morsi mënu foon yàgg d'accord mais Oustaz docteur Djibril Dramé waaw balaa may ñëwaat ci Oustaz Abdallah mais d'ailleurs ci question égyptienne boobu tey nga xam ni mu compliqué noonu frères musulmans yi kon quelque part ñoom joué nañ le jeu démocratique kon kenn mënu leen reprocher que ni comme ni ñu koy waxee souvent ci presse occidentale bi en particulier di wax ne woy ay violents lañ gëmuñu démocratie doole lañ gëm acte charia par force et cetera kon loolu du dëgg parce que dem nañ élection yu leer gagné normalement ba pare président ba di doxal mayuñ ko sax 9 mois ñu jàpp ko tëj ba mu faatu ci biir prison mais en même temps aussi frères musulmans yi mais lu tax ñeneen ñi ragal leen bi est-ce que même seen diggante ak Azhar léeg-léeg ma gis ci presse bi mu am ay jafe-jafe est-ce que frères musulmans yi tamit non seulement armée bi moom peut-être ay seen intérêt bopp lañ am daal moo tax bëgguñu frères musulmans yi jël pouvoir bi lan mooy expliquer lu tax armée égyptienne bi mel nañu daal ñoom dañoo neexook américains yi te ñu waroon nekk une armée nationale loolu xaw na ma jaaxal beneen bi mooy peut-être que officiers yu bëri foofu la ñu formé am nañu dugal seen bopp yi peut-être mais beneen bi aussi même institution Azhar j'ai l'impression que tam am na méfiance entre ñoom ak frères musulmans léeg-léeg ma gis ci presse bi ma boo xoolee suyuux yi nag Azhar léeg-léeg ci ay yenn fatwa yu ñu leen di laaj da ngay sentir ne
des nañu xaw a ñàkk wóolu frères musulmans yi est-ce que ñii dëgg-dëgg dinañ doxal l'islam bu am tolérance l'islam bu tegu ci yoon wala dañu nekk ñoo xam ni dañ nar a indi leneen est-ce que loolu tam amul problème. loolu yàgg na fa c'est historique maanaam loolu dañ ko fexe ba créer benn animosité diggante kilifa yi jiite Al Azhar ak les frères musulmans. Ah d'accord. loolu boo gisee ñoom bu njëkk ñoom Sayyid Qutb par exemple seen mbind ñoom Khalid Mohamed Khalid ñooñu seen mbind léeg-léeg da ngay gis ne am na ci ñoo xam ne sax dañuy dem bay critiquer lenn ci doxalin Azhar waaw dañ koy critiquer ñaare te li yàgg naa ay années 50 60 par exemple ci mbind seen mbind moo tax léeg-léeg ñoom am na ñoo xam ne tamit du ñu mën a tolérer bennoo ak neexoo bi Azhar di neexoo ak nguur gi ak ñooñu nguur gi ci yoo xam ne dañuy jàpp ne. waaw du intérêt l'islam. voilà loolu mooy indi des fois ay problème ci seen xalaat dañu jàpp ne lii du intérêt islam kon dañu war a am créer benn rupture boo xam ne Azhar jël ses responsabilités te Azhar ni muy doxalee du noonu Azhar ni muy doxalee léeg-léeg nag bu fekkee ne am na loo xam ne ni dafa ñëw toucher directement l'islam nga xam ne moom kenn mënu ko nangu moom Cheikhul Azhar day jël ses responsabilités surtout ki fi nekk actuellement nag day taxaw lànk ne lii du ma ko nangu loolu moo tax Azhar bu yàgg a yàgg diggante ñi nekk Azhar ak ñi nekk Daaru Muallimin toujours dafa amoon ñaari courant yu wute tendance yu wute waa Azhar ñoom ci seen col ak seen li ñuy mbaxanam ak yëpp da nga xam ne ki Azhar yi la d'accord waaw kële moom day sol costume am sol veste am sol benn triboche seen daal di ko nga xam ne kii waa fii la ñoom ñaar nag ñu amoon xeebante bu amoon njëkk waaw kii Azhar yi la kii fii la loolu boo demee ci bu demee docteur Taha Hussein mu ngi koy décrire bu baax a baax ci bind bi mu bind ay téere bind al ayam foofu nag dinaa ci tuuti mooy docteur Taha Hussein par exemple modèle bi mu doon indi moom bi mu doon demandé boobu am naa yaakaar ne moom ngi décédé en 1973 modèle bi mu doon indi boobu dafa créer benn tollé. C'était un grand littéraire quoi. Littéraire, intellectuel. Mais est-ce que l'islam leeroon na dafa mel ni ku xawoon voilà. C'est que c'est que idée yi mu jëlee Occident. foog naa Sorbonne la jàngee non. fa la defee thèse am. fa la defee thèse am non dafa def ñaari thèse moom gumbaloo woon daawul gis. ndeysaan. mais dafa ñëw Azhar. ñu dàq ko. ndeysaan. mu def licence. ci ay idéem yu mu uteeg Azhar ñu dàq d'accord kon mu dem université du Caire jamono Qahira boobu temps ñu ngi tuddee université roi Farouk def fa thèse doctorat am benn ci Abul Ala al-Ma'ari demande am bourse Sorbonne def beneen doctorat léegi nag gars yi ñu ne idée occidentale yooyu le ñoo am jeexantal ci moom ba mu ñuy xam nga wax benn téere bu bind ci tuddee Mustaqbal Saqaf Misra l'avenir de la culture et l'intellectuel la vie intellectuelle en Égypte mu ne dañoo war a roy l'Occident aywa ci lépp charrihi wa ghayrihi subhanallah waaw nee na dañu war a téere bi man maa ngi ko yore loolu yéeme na waaw nee nañ roy Occident si yëpp parce que dafa am lépp Occident moo baax ñun lépp lu ñu nekkee baaxul ay idées révolutionnaires la yoroon yoo xam ne nii bon sama littéraire la quand même man sama maîtrise maa ngi ko def sur Taha Hussein d'ailleurs fii au département d'arabe mais léegi ay idées yu ñu yoroon moo tax ñi nekkoon Azhar il était pour l'occidentalisation de l'Égypte kon moom c'est ça à 100% ah oui loolu nag mënu ci Égypte waa Azhar mënuñu ko nangu frère yi mënuñu ko nangu amul benn kuréel musulman boo xam ne même nationalité sax duñ ko nangu loolu nag ça a créé bu tax bu mu ko defee boobu mu ngi professeur université du Caire mais dañ ko dàq en 1926 par exemple bi mu indi fichier jahili si littérature jahili pré-islamique anti-islamique mais dañ ko dàq parce que idée yi mu indi woon foofu di critiquer yoo xam ne nii ñi ëpp ci gëstukat yi ak jàngalekat yi dañu jàppoon ne ça c'est dafa nekk yoo xam ne kenn war ko critiquer mu ñëw daal di mettre en cause yooyu waaw ne diw poète bi dundul amul yu demee noonu gars yi dàq ko man dem naa ndeysaan ba ca ñu ne ma fii mu doon bureau ci université du Caire daaw donc loolu modèle boobu bëggoon na ko indi mais ça n'a pas marché du marché Qasim Amin ñëw 1902 mu bind benn tur tudd al-Mar'a al-Jadida la femme moderne mais la femme moderne
kooku gars yi mënuñu ko boobu temps mënuñu ko nangu. muy toll fu mu nekk ne suñu féministes yi fii par exemple le mouvement féminin. naan voilà jigéen nii yeewu yi demee noonu. mais yooyu bépp modèle boo xam ne. ci Égypte yaa ngi koy dundal te doo ci boo ñaale diina ji. modèle boobu day am échec total. du tenable. Tabarakallah Oustaz Abdoulaye Lam su fekkee am na commentaire boo bëgg a defaale ci modèle égyptien bi nga defaale ko mais en même temps yow tamit sa jàng yóbbu na la ci Jordanie ba nga gis ñoom tam seen modèle je sais que ne am nañu roi ñoom it mais xaw ma dara daanaka ci li ci topp ci seen wàllu constitution ak joyante politique bi su ko defee nga indil ñu itam ci wàll boobu yow Égypte kaam ni mu xawee complexe nii problème bi lan la ak tamit le modèle jordanien lan nga ñu ci mën a indil. alhamdulilah ngi gërëm leen yéen ñaar ñëpp docteur développement yi nga xam ne la def ci Égypte monde arabe li ma njëkk wax mooy bokkul ak sunu Afrique gi. loolu il faut ñu jël ko en compte bàyyi ko xel. bokkul nu ñuy xalaatee bokkul nu ñuy réfléchir bokkul nu ñuy doxalee. seen nguur yi ak sunu nguur yi du benn. sunu population yi ak sunu population yi am na différence. loolu il faut ñu nangu ko. ñun yàlla daf ñoo bindee nitu liberté. dañu am liberté. lu ñu bëgg a wax ci mbedd ma la ñuy taxaw wax ko. ñëpp dégg ko. boo bëggee critiquer président nga critiquer ko ci sa télé. ci ab rajo ci émission ci xutba ci conférence amul problème. su paree nga doxe si soxla mu doxe soxla. mais ñoom du ñu doxee noonu. dañu am seen benn rigueur spéciale boo xam ne ku ko doxal fii ñu ne la di ab dictature. alors ñoom noonu la ñuy doxee moo tax itam ci tënk problème yi ñu am. ñun amuñu ko. d'accord ndax liberté bi nit dañ ko mooñaale liberté. dafa bëgg liberté. soo ko bàyyeeg liberté bu taxawee ci mbedd mi wax li ko naqari xam nga su paree lu mu ci teg ñaw wax naa ko. maanaam li mu bëggoon nga génnee na ko. su paree du defati dara. jeex na mais fële contraire bi moom mooy li nga xam ne moo fa am. alors loolu moo tax léegi par exemple Taha Hussein bi mu bindee li mu bind na ay borom xam-xam bind. tontuwaat ko rek mu jeex. voilà wala suñu koy. siégé nañ yóbbu dossier bi tribunal ñu àtte ko teg ko liñ koy teg yemloo ko fi ñu koy yemloo loi bi gérer mbir yi ñu avancé. mais de toute façon ñoom ak ñun am nañu différence ci wàllu doxalin loolu moo tax nag kuréel bu fa nekk ci diine état bi daf lay bëgg maate bëgg nga dox ci waawam. soo ko mënul rek yow doo existé ti benn yoon wala boog di nga sonn lool. waaw d'accord di nga sonn lool donc. duñ la may espace manque de démocratie bàyyil nga tuddee ko noonu. ci beneen façon. loolu moo dox diggante état égyptien ak frères musulmans yi ak yeneen nga xam ne ñii moom da ngaa jàpp ne naa leen suul bu ñu feeñ benn yoon te ab idéologie ay xalaat heure bi nga ko bëggee suul ci lay màgg. heure bi nga ko bëggee suul alors. ci lay màgg. donc loolu mooy seen problème bu baax malgré tout ça Égypte ci wàllu frères yi heure bu demee ba sonn leen di soxla ndax dañu bëri ay borom xam-xam léeg-léeg ñu génne ko ci gudde goo xam ne ba pare su pare mu jàppat tëjaat. waaw man kay loolu daf ma jaaxal. waaw loolu moo wax ne affaire misage la maanaam. mais kon nag war nañ créer nag léegi benn modèle bu stable nag. te bàyyi xuloo bi xeex bi parce que dañuy soxlante. waaw kon foofu quand même am na ñu mën a jàng ci modèle marocain bi quand même ah. waaw ñu créer benn modèle bu stable. am na lu ñu ci mën a jàng bu baax a baax mais rey dóor tëj rek. am na lu ñu ci mën a jàng bu baax a baax ouverture bi nekk Maroc. vraiment Maroc ak Sénégal dañoo niroo ci lu bëri. waaw dañoo niroo ci lu bëree moo tax boo dee Sénégalais boo fa àggee ci aéroport bi rek policiers yi commencé kaf ak yow tooñante yow. mu jeex nga am fa liberté boo xam ne keneen ku dul Sénégalais du ko fa am. parce que ñàkk liberté boobu oustaz moo tax fipp yi di metti ci dëkku arab yi. c'est ça. ñun fii xam ne dinañ fipp sax ñun kii nii mais xoolal li xew fi mars rek. fipp mu ndaw la ci man du ma ko xeeb parce que ay bakkan rot na ci. donte woon sax mais du sax ay ñoo xam dañoo jógoon sax pour dem xeexi rayante mais ñii dañoo daanu fii ak ñu dal leen fii ak mel noonu mais fipp naar yi day metti parce que manque de liberté boobu moo tax bu ñu jógee rek mu metti. boo demee Maroc par exemple professeur junj na ko sànq
bi printemps arabe amee. mais islamistes yi seen bopp ñoom ñoo protéger royaume bi. wax li ñun lii mooy sunu aada fi lañ ko fekk duñ fipp duñ ko daaneel ñoo bañ. def sax ay manifestations yoo xam ne contre ku manifester pour daaneel roi bi. donc. kon force de stabilité la. force de stabilité la force de stabilité. mu des nag ñi yore nguur comprendre loolu quoi. waaw loolu beneen problème la ñoo xam ne ñuy gérer seen problème loolu beneen affaire la léegi ma ñu ci lay ñëwee Jordanie. Jordanie am réew la woon mu yaatu woon noonu laa ko bëgg a tënkee. xam nga ñoom seen maam Hussein moo nekkoon shérif Makka. waaw ba léegi këram ma nga fa. ba léegi seen famille seen palais bi ñu amoon Taïf ba léegi ma nga fa encore. donc ñoom Makka la ñu jógee ñëw déclarer lu ñu tuddee ath-thawra al-arabiyya al-kubra. maanaam révolution la woon contre empire ottoman. pour libérer arabe yi. parce que dañ jàpp ne Turquie ñoo leen coloniser. tubaab bi jàppale leen. tubaab bi Lawrence d'Arabie ak yooyu. mu ngoog Angleterre indaale appuyé leen national xawmi arabe yi bu gën a am doole ah. ñu dooleel loolu. appuyé leen loolu moom jot naa ko leen waaw ko defee nationalisme arabe daanaka ci lañ déclaré. révolution boobu thawra al-arabiyya al-kubra. alors bi loolu amee de toute façon ñoo occupé Palestine. ñoo occupé woon Syrie. et puis occupé Irak. occupé li ñuy tuddee tey Jordanie. loolu mooy réew mi nga xam ne moom la anglais yi diggoon roi Hussein. mais dem nañ de toute façon ba moom mu installé le 25 mai. le 25 mai 1946. la ñu déclaré am indépendance créé Jordanie. d'accord moom mu jiite ko. léegi doomam yi ñii nekk maanaam ñoom bi ñuy déclaré loolu ñoo yilif Jordanie ñoo yilif Palestine. léegi doomam yi ñi nekk Syrie ñi nekk Irak mais ñooñu ñëpp kam militaires yi ñoo leen def coup d'état daaneel leen Saddam ak ay mbokkam samp fii Hafez al-Assad ak ay mbokkam samp fii. loolu ma génnee ko ci. léegi juif yi occupé territoire Palestine. en 1948. loolu nekkat beneen problème. voilà donte dénk nañu famille bi ne Jordanie lépp lu fay l'islam ñu gérer ko ba léegi sax ndinkaane yi am na ci loo xam ne mu ngi seen loxo ba léegi document yu yenn yi mi ngi ci loxo alors Jordanie de toute façon ñu dese benn territoire bu ñu tuddee Jordanie tey. loolu la ñu léegi territoire boobu ñu nekk est-ce que actuellement dafa am buur est-ce que constitution bi l'islam mi ngi ci est-ce que joyante politique bi ubbi nañ effectivement ñoom dañu am buur mais il faut ñu xam ne dañu inspiré wu ci Grande-Bretagne Angleterre. d'accord nga xam ne dafa am lu ñu tuddee Malakiyya Dusturiya. maanaam royaume boo xam ne. dañ ko réglementé. waaw xam ne war na ne buur bi lii mooy ay prérogatives am fii la commencé fii la yem. le reste ñu niroo ko ak côté boobu ñoo ci xaw a niroo ak marocain yi. alors bu ko defee le roi moom mooy désigner toujours premier ministre. léegi premier ministre formé gouvernement am. d'accord léegi nag parlement bi nekk fële nga xam ne population bi dañ ci am représentation. foofu la parti politique yi nekk. gën naa yaatu loolu sax même tribu yi. dañu am représentation ci biir parlement bi. bu ko defee parti politique yi foofu la ñuy jongante ci parlement bi la ñuy jongante fa la démocratie bi nekk. kon tribu yi mën nañu wax c'est les chefs coutumiers. c'est le chef coutumier. ñoom ñoo dañu ne ñu ngi ci parlement bi. ñu ngi ci parlement bi wala boog seen représentation. mu ngi fi waaw même minorité ya fa nekk. arménie yi. waaw Charkassi. ñoom it dañu am représentation foofu waaw. d'accord ñu ngi doon xëccu sax femmes yi dañu war a am représentation boo xam ne dañuy wax ne lii mooy quota femmes yi. ci parlement bi. d'accord ñu ngi ciy xalaat. lii mooy quota femmes yi ci parlement bi ñu am seen parlement bi am seen sénat bi. waaw majlisul umma la ñu am ak majlisul ayaan. noonu lañu ko tuddee nga xam ne parlement bi luwaay mi wateeg décision yi ñuy jël yëpp ñële ñoo koy. entériné validé mu doog a nekk en vigueur mais donc kon nguur gi mu ngi fi état bu gouvernement baa ngi fi maanaam pouvoir exécutif mu ngi fi. xam ne buur bi moo leen di tracer seen politique. bu ko defee premier ministre formé gouvernement am. gouvernement boobu day ñëw parlement bi. assemblée nationale. ñu valider liste bi nga indi ne ñii ñooy say ministre
d'accord nga wax tam sa politique. nga wax tam sa politique mu doog a jàll mën nga ko indi ñu daaneel ko nga formaat gouvernement indiwaat ñu daaneelaat ko. d'accord moo tax boo ñëwee islamistes yi ña nga fa. communistes yi ñu ngi fi féministes yi ñu ngi ci biir tribu yi ñu ngi ci biir ñëpp ñu ngi ci biir chrétien musulman tout le monde am nañ fi représentation. constitution bi est-ce que dafa wax clairement que loi léegi nag islamique la constitution bi dafa wax clairement ne diine état bi mooy l'islam. ah clairement clairement. ñoom itam dañoo xaw a niroo tuuti ak Maroc. bi ñu détaillé dañoo tënk seen bopp. ci ngirum imam Shafii yi. d'accord. tënk seen bopp ci aqida al ashariya. aywa. tënk seen bopp ci tarixatul Junayd. ah d'accord. foofu ñoo ko niroo ak mais ngir mi lañ bokkul ñoom école Shafii lañ topp ci fiqh. ci wàllu dogme ñu jël ngirum ashariya comme Maroc. ba pare ak soufisme daf faa yaatu. ñu tënku ci tarixat al Junaydi mais loolu mooy majorité bi terewul ay nit ñoo xam ne ngirum Abu Hanifa lañ topp bëri na fa du jeex du xaaj. ñun am na suñuy professeur ku mel ni docteur Abdul Majid Salahin ab Maliki la 1000%. donc te ma nga fay dund amul problème ci loolu ay nit la nga fa yoo xam ne tënkuwuñ ci menn ngir ci ngir yi alquran lañ bëgg jàpp ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam frères musulmans yi ña nga fa problème yi ñu am Égypte amuñu ko Jordanie parce que ñoom bi ñu nguur gi sosoo seen diggante ak moom dafa xaw a mel ni Maroc def waaw dañ jàpp ne ci réew mi lañ bokk royaume bi lañ fekk kon buur bi nangul nañ ko ak nguuram léegi nag ñu wàcc liggéey ci base bi comme ñëpp moo tax dinañ nekk ay ministre dinañ nekk député dinañ nekk ci parlement bi léeg-léeg ñu ne majorité ci parlement bi waaw loolu ñoom amuñ ci problème seen diggante ak buur bi léeg-léeg mu ratax comme politique ni muy demee léeg-léeg mu ñagas mais am na lu leen protéger loo xam ne benn espèce de soulèvement bu fa naroon a am contre roi bi ak famille am ñoom ñu taxaw lànk loolu buur bi ne en bon mais gars yi kon ñum contre ñu ma loolu may na leen ñu am fa tànk yu dëgër a dëgër yoo xam ne tey boo demee hôpitaux yi fa gën a baax ñoo ko moom école yi fa gën a baax ñoo ko moom université yi gën a baax am nañu ci waaw donc loolu itam seen digganteeg nguur gi amul benn problème diine ji aussi ni ñu koy gérer ak ni ko nguur gi gérer amul problème parce que li ëpp ci li nguur gi li ëpp mooy gérer li ëpp ci diine ji donc loolu bu fekkee enseignement religieux imam yi ay fonctionnaire lañu noddkat yi sax ay fonctionnaire lañu alors loolu ñoom amuñ ci problème donc dañ jàpp ne rek ñoom seen état bi diine moo ko taxawal ndax sëtu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko samp ay sëtam ñoo continuer di yor nguur gi ba tey léegi nag mu des ci wàllu doxalin ci wàllu politique inspiré wu nañ ci liy dox ci jamono surtout ñoom seen relation ak Angleterre dafa dëgër lool xam ngeen buur bu fa nekk nii tey sax yaayam anglaise la donc digganteem ak prince héritier bi ñu wàccee kooku yaayam américaine la donc beneen famille la boo xam ne ñoom ouverture bi ñu am ci àdduna bi et puis am nañu liberté macha allah am nañu liberté bu bëree boo xam ne ñoom seeni mbir alors noonu lay doxee sooy ñëwee ci tribunaux yi dafa am l'islam daf ci am wàll lu jëmee ci wàllu sëy ak fas ak miraas ak testament ak yooyu yëpp loo neexee soo ñëwee nga àtte ko ci ni l'islam di doxee da ngay gis avocat boo xam ne daf lay wax ne damay défendre nit ki ci wàllu droit bi ak ci wàllu l'islam waaw xanuuni shar'i noonu lañ koy tuddee donc côté boobu itam ñoom am nañ ci ouverture boo xam ne dañ koo bind mu leer alors réew mi di doxee noonu boo demee banque islamique dafa avancé macha allah depuis 1975 ba léegi bu ñu defoon nga présenté modèle finance islamique bu Jordanie voilà bu Jordanie voilà donc noonu la fa diine ji tëddee nit yi di dox amuñu benn problème ña fa nekk aussi nekk minorité waaye ma waxee ko noonu boo xam ne tënkuñ ci ngirum Malik amuñu problème tënkuñ ci ngirum Abu Hanifata lañ tënku amuñu problème wala ngirum Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah jamian wala ñu nekkuñ ci aqida al ashariya nekk ay salafiyun wala leen amuñu problème wala ñu bañ a tënku ci benn tarixa et puis ma wax la ñoo et puis tarixa nag waaw ay rifaay ak chadali ak naqsabandi ak tarixa yi moo fa ëpp donte fii la gën a fese
parce que fii Sénégalais dañoo regroupé wu. voilà waaw ci association yeeg tarixa yi loolu beneen problème la. mais ñooñu ko ëppale fuuf. ñooñu ko ëppale fuuf macha allah. tabarkalla am na solo bu ndaw la bëggoon def foofu xam nga benn laaj. moo dem ci Jordanie. xam nga ci gëstu yi dañuy wax ne ki fa nekk ni Abdullah II. moom mooy ñeent fukkeel ak ñaar ci sët yonent bi. 42e descendant direct du prophète. waaw loolu am na ñu koy siiwal ci wàllu gëstu yi. waaw moom waajuram Malik Hussein. le roi Hussein biñ koy def roi. boobu temps 17 ans la am. kenn ak juróom-ñaar képp. waaw 17 ans. waaw moo rakkam benn talaal. ñoo construire ñu état bi. liggéey ko. waaye li ma jaaxal ma bi mu demee ba feebar. dem Amérique faju ñëw bu mu nekk daal amatul yaakaar ci boppam. waaw dafa ñibbisi. parce que ki ko waroon remplacer. mooy benn talaal. waaw bu njëkk maanaam. mu ci li ma yër dafa soppi. dafa ñëw soppi constitution bi pour wàññi ne léegi doo ki fi nekk actuellement moo koy. daal di samp doom ci. waaw loolu te li ma jaaxal mooy coow jibul maanaam amul révolution maanaam population bi sa xalaat naka lañ nangoo loolu daal ban jaaxal na ma daal. d'accord loolu est-ce que mën naa wala da nga ci bëgg a doon dama doon leb loolu de pour avancer ci modèle Sénégal. waaw bu la neexee waaw ma leb loolu waaw loolu après peut-être du ñàkk après yéen ñaar di ngeen ko waxtaanee. waaw mais voilà d'accord ma leb loolu léegi parce que dama bëggoon tam ñu jël tout le temps pour modèle Sénégal léegi docteur Jim gis nañ modèle yi donc fii lañ doon ñëw si. dañu permettre ñu xam ne kon monde musulman bi nii la amee diversité mais tam gis nañu constante yi ci am aussi maintenant pour Sénégal différent na wute na comme ni ko Oustaz waxee léegi mais léegi kon pour Sénégal modèle yi ñu fi gis man gis naa ni au moins am na mooy que ni nañ teg sax affaire buur fële mais ñu jël constitution bi dafa leeral ni dawla bi islam mooy constitution mooy loi bi nga xam ni ci la tegu bu dee Maroc waaw ak Jordanie ak Égypte voilà ñooñu laay wax voilà ñooñu loolu laa tuddee constante quoi d'accord voilà c'est bon yooyu moom ay sawaabit la ci yi ma gis ci ñetti pays yooyu plus léegi mu am ay différences yu am rek ci nu ñu ubbee jooyante bi sur le plan politique ak yu mel noonu léegi boo jëlee nag Sénégal di nga gis ne Sénégal am na ay expérience su lu ñu mën a tuddee état islamique yu amoon par exemple ci au nord les Almaami ak ci yenn gox mais mënuñu wax ne Sénégal yëpp mës a tënku nekk benn état islamique kooku benn la beneen bi mooy les courants yi nekk Sénégal courant lay yi daf fi am doole ak léegi tam mouvement féministe yi am nañ fi doole léegi ak tamit France lim ñu fi bàyyeel ci wàllu constitution gis nga ni mu demee kon ci cadre boobu tey Sénégal lan moo mën a nekk avenir am par rapport ak modèle yi la est-ce que tey war nañ mën a dem ci ba ne Sénégal tamit na jël modèle bu clair ci nu muy lëkkalee politique ak diine wala est-ce que dañu jàpp ne Sénégal du mës a génn ci modèle laïque bi loolu lan moo ci sa xalaat. laaj bi yaakaar naa ne day laaj mu am dañuy tuddee état généraux. d'accord xam nga def na ko ci wàllu njàngale. ak ci way yu bëree bëri. waaye dañu waroon def aussi. waxtaan wu yaatu. ci ban modèle sénégalais la ñu war a tabax pour ñu tënku ci. doguma la parce que loolu nga wax am na ñeneen ñu ko wax ci beneen wàll par exemple tey jii boo jëlee concept refondation am na ñu bëri tey ñuy wax ne Sénégal dañ ko war a seetaat donte woon sax xëy na ñoom waxuñu l'islam mais gis nañu ne constitution bi du bu waa Sénégal tëral seen bopp école bi du école bi Sénégal soxla wala tëral ko seen bopp et cetera kon yow tam ne nga même ci wàllu ni ñuy lëkkalee l'islam bi ak politique dañ ci war a def ay réflexion ay assises waxtaan ci d'accord parce que man dama gëm ne erreur bu ñu def sama gis-gis la sama ngëm-ngëm la amee indépendance en 60 dañu waroon a fexe am benn modèle comme modèle yi ñu tudd sànq nga xam ne du écarter diine ci mbirum politique bi am na lu ay jafe-jafe yu waruñu am fu mu nekk ni gëm naa ne li ñu écarter diine ji nga xam ne mu am valeurs yi sociale humaine religieuse yooyu boo ko jëlee ne diine moom na toog fële léegi politique rek mooy doxal 60 ba léegi politique bi kese doxal est-ce que am na résultat yoo xam ne moom la population yi soxla loolu laaj la donc kon dama yaakaar ne modèle bi ñu waroon am moo di ne bi ñu amee indépendance ñu jël seet Sénégal kuréel yi fi nekk moo xam ci diine moo xam ci waaso moo xam ci tariqa moo xam ci ay même tradition bi ñu àndandoo seet benn modèle boo xam ne dañ ciy dëppoo
boo xam ne dañ koy ubbi nag buñ ko ubbee kenn ku nekk la nga xam ne moom nga ci war a am ñu jox la ko nga gis sa bopp santé sa bopp loo xam ne du ñu exclure personne du ñu exclure benn kuréel loolu bu ñu ko defoon depuis 60 yaakaar naa ne kon tey duñ ñëw ba 2021 ñu naan école bii du suñu école li ñu fi jàngale du suñu aada du suñu cosaan du suñu xam-xam waaye dañu c'est une école importée benn tubaab Charlier Jean-Émile Charlier da koy wax di benn article nee na école bi fi nekk nii école française la école coloniale la école étrangère la te ñu bëree bëri ci Sénégalais tey rawatina sëriñ daara yi dañ gëm ne école bi fi nekk nii bokkul ak école bi nga xam ne moom la réew mi soxla à 100% parce que bépp école boo xam ne day écarter modèle diine bi xam nga ñun tey bi ñu amee indépendance war nañu tabax benn modèle boo xam ne di am ministère des cultes nga xam ne lépp lu diine rek moom lañ koy moo koy saytu moo xam jullit moo xam chrétien moo xam keneen ku mën am na ci benn expérience bu ndaw waaw bu ndaw bi Mouhamed Bamba Ndiaye nekkee ministre des affaires étrangères rahmatullahi alayhi mais expérience boobu ñëpp juboo nañ ci ne voilà est-ce que amoon na doyoon na war daal voilà amul woon kenn xamul woon mission yi lan la ak nu mu demee voilà moom ci boppam même si yàlla sax wax na ko non man toog reconnaître moom ci boppam nee na joxuñ ko ay mission dañ ko tabb ci loo xam ni loolu voilà bon mais kon maanaam daanaka dara leer loon ci boppam amul benn feuille de route boo xam ne lii nga war a def donc dama yaakaar ne benn ministère bu mag boo xam ne affaire diine ci Sénégal moo ko yor war nañ ko mën a am bu ko defee mu nekk benn modèle boo xam ne yaakaar naa ne Sénégalais yi danañ ko nangu dañ ko accepter. ci biir loolu conseil supérieur islamique boobu ñuy waxaale. par exemple yow boo amee ministre affaires étrangères. est-ce que kon conseil supérieur boobu ñuy wax. mën na nekk lu valable nga xam ne day jël place su. daarul ifta yooyu am par exemple Égypte. kon est-ce que yow da ngay ànd ci loolu. parce que am na ñeneen ñuy wax ne non affaire conseil supérieur islamique boobu daal. man gëm naa ne war na mën a am. bu boobaa day nekk ci biir ministère bi ëmb ko. ndax conseil supérieur islamique kooku. dafa pour man. dafa jaadu Sénégal am ko. pour man dafa jaadu Sénégal am ko ndax bu ñu ko amoon tey. dañ ciy boole mboolem tarixa yi fi nekk. mboolem association islamique nekk fi. ñu bokk ci di tabax ko. ñoo xam état nekk ca kaw. ñuy àndandoo liggéey. day nekk benn facteur de stabilité ci réew bi day tax jàmm istiqraar déggoo yëpp mën a am yaakaar naa ne man loolu man ànd naa ci gëm naa ne war na mën a am rahimahullahu Ahmad Iyane Thiam doon na ci liggéey ba am sax lum ci amoon ay këyit conseil boobule waaye xëy na il était peut-être seul xam naa amu ci ay ndimbal waaye dafay nekk loo xam ne état ma ko jël en main ak ci ndimbalu turuxi fi nekk association ñoom Amir ñoo ñëpp àndandoo am benn conseil bu mag a mag en tout cas dina permettre gis nga li xew temps yi ci Konakok bi xool nga ci affaire weeru koor bi rek julli di jaaxle nañ loolu parce que justement amuñu benn institution bu ko mën a régler kon ku nekk am nga droit toog ci sa ruq def li la doy boo demee amoon nag benn ministère de culte bu baax yooyu yëpp da koy jël en main di ko régler d'accord ànd ceeg nag ci déggoo ak li nga xam ne mooy li fi nekk ay confréries suufi nga xam ne dañu nekk benn force boo xam ne des forces incontournables au Sénégal te nekk fi yàgg fi sax fi te yaakaar naa ne bu ànd ñoom liggéey ànd ak association islamique yii comme ni ko suñ cadre bi dafay yaakaar naan am naa yaakaar ne dana nekk benn piste boo xam ne mën na ëllëg mën na indi lu rëy jàmm bi dund ci jàmm nekk benn ak déggu ak muñlante yaakaar naa mën na ci juróom tabarkalla te am na ay analystes yoo xam ne même fekkee ni ñoom sax nekkuñu ñu favorable ci affaire lëkkale diine ak politique mais xam objectivement dañu ne émeutes yi passé ak rôle bi ci këru diine yi joué dañ naa objectivement lii mënuñ koo soobantal l'islam bi ak rôle am ci biir réew mi mais quelques minutes moo ma dese léegi mais Oustaz Abdoulaye Lam dama lay laajaale mais kon ci modèle yooyu c'est vrai gis nga histoire du Sénégal ni mu wutee quand même ak histoire pays arabe yooyu ak tamit courant lay gi ni ñu fi amee doole ak suñ constitution ni mu demee depuis le départ laïcité bi nangam mais est-ce que tey jii par exemple yow ni nga ko gisee docteur moom surtout li ma retenir ci moom démarche bi la gën a insister intellectuel la pour moom nañu woote waxtaan après ñu seet mais tey jii par exemple est-ce que mën nañu wax ni war nañu dem ci carrément wax modèle état islamique la ñu war a jëm wax Sénégal est un état islamique wala xaw ma musulman tabax institution yi ubbi joyante politique bi et cetera wala pour yow loolu sax du ko jar. léegi nañ am benn état bu stable rek wala. léegi damay fekk si
professeur Jim Dramé ci démarche bi mu jël. parce que bu baat bii nga wax rek. Sénégal nekk état islamique rek am na ñoo xam ne fi mu ne ñu ngi lay seetaan tiit nañu. waaw bu ma paree rek dina am ñu ma woo téléphone. waaw ma déjà mais imam yow tamit nag tiit nañu déjà. wala charia parce que bon seetlu nga charia sax waxuma ko ci émission bi. pour bañ a indi complication. boobu aussi parce que nit ñi ñoom ñooñu di tiit nit ñi leen yaree. moo leen di tiital ci lan mooy l'islam. tout simplement moo tax ab sénégalais waxtaan la xam. concertation la xam. bu ko defee suñu fa jógee lañ fa tënk ñëpp wax ne lii la ñu tënk ñëpp d'accord na ci ñuy jëfee ko. moo tax damay favoriser li docteur wax il faut ñu toog waxtaan xool pàcc bu njëkk boobu ma doon wax. naka la ñuy gérer diine ji. ñu xool Sénégal naka la ñuy boole gérer diine ji ak gérer affaire publique yi. loolu nag lu ñu ci d'accord lu ñu ci tënk rek baax na am na ay modèles yu bari yu fi nekk yoo xam ne mën nañ ko exploiter. li docteur junj na ko. li ñu tuddee les almaami. waaw li ñu fi bàyyi nit ñi xam ko ba léegi ñu bindoon ko teg fi seen constitution mu ngi fi même ñi doon jéem a réviser waat constitution Sénégal ak lu ñu mën a amee beneen constitution te état bi amoon ay jéego yu mu ci seqi woon dénk ko ay borom xam-xam yu mag. bi ñuy jéem a xalaat loolu xaw ma fan lañ ko dugal ci tiroir yi bàyyi woon nañ xel patrimoine bi ñu fi fekk ci. ay état yu ndaw yu fi nekkoon kenn ku ci nekk li ñu fi bàyyi moo xam ci lislam wala ci suñu aada ak suñu cosaan la loo xam ne mën naa tax suñu constitution nekk loo xam ne duul ne dañ ko recopier ci France direct rek waaye Sénégal ñoo ko ci Sénégal lañ ko ballaloo ci suñu aada ak suñu diineeg suñu cosaan ak suñuy baax yi nga xam ne gis nañ ne lii dëppoo na ak ni état di doxee alors ñu ñu ci tëral ko bu ko defee waa diine dinañ ci jël seen wàll waa aada ji ci seen wàll ñu gëm leneen gis ci seen wàll ñu mën cee tënk ko avancé ñu institutionnaliser ko. d'accord diine ji Sénégal problème bi mooy dañ ko nangul institutionnaliser mais dañu ko def rek muy jouer rôle sapeur-pompier. Senghor bi mu soxlaa réew mi dafa daw dem ci xalif yi dem ci sëñ Fall dem ci sëñ Babacar dem ci ñeneen dem ci ñeneen. dem ci sëñ Babacar ne ko yaay suma baay yaay suma ndey. jeex na yow laa ñëw déglu si. jeex na Abdou Diouf bi mu fi nekkee la même chose la def. waaw alors Abdoulaye la même chose la def. Macky mi fi nekk it la même chose la def. ñi soxla réew mi tam fi nekk ñu ngi def loolu la même chose la def. ku ci am parti politique faaw nga jébbalu ji ci cheikh. wala nga ñaani wird. ñu doog laa am légitimité. kon bàyyil ñu jox diine jooju légitimité. bu ko defee ñu mën a avancer. loolu rek laay wax. tabarakallah amuñu temps dugg parce que mënoon nañ cof tuuti ci modèle Nigéria nga xam ni fédération la am na état yoo xam ni ñoom loi islamique lañ appliqué même fekkee tamit bëri na ay critique ci nañ koy doxalee wala affaire Boko Haram beeg yooyu nga xam ni beneen question la encore moo tax ma bañal ko ci rax noonu mais suñu émission fi mu nekk nii fii la yem nii su ko defee vraiment lii ma doon kon seen càmbar ci diine modèle politico-religieux dans le monde musulman wax dëgg yàlla yaakaar naa ni lu baree bari feeñ na fi ci émission bi ci na ma ko doon séentoo tamit ci ñaari borom xam-xam yoo xam ni mat nañ li ñu doon ci seen gëstu ak seen jaar-jaar ak seen expérience muy docteur Jim Dramé chef département islamologie bu Iran ma lay remercier bu baax di la jaajëfal di la sargal bu baax a baax di remercier oustaz Amir Abdoulahi Lam moom tam lim ñu indil ci waxtaan bi ak chara bi wax dëgg yàlla kon lii ma doon seen càmbar ci diine ku mu rëcc mën nga ko seetaan suba vendredi à 11h di leen jox rendez-vous ci beneen càmbar incha allahu taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Càmbar si diine sur ITV.